solo ñu ngi leen di jox cër seen wàccuwaay bu baax a baax tey dinañ wax parce que dafa am loo xam ne lu bari dañ ko junjoon ay semaine ci ginnaaw ci feebar bi kon bañ ko fi junjee fii di ko fi wax jën ci dellu si waat ay information dinaa leen ko jox ci kanam tuuti dem leen ngeen seetaani léegi mu noppi seen émission spéciale ak Barthélémy Diaz seen chaîne YouTube Dakar Matin Barthélémy léegi laa noppee def ak moom émission damay wax ne Barthélémy wax na tey sàcc yi nekk ci littoral bi yépp sàcc laay wax ñoom ñëpp te génne na ay këyit wane ci kanam tuuti le rendez-vous à ne pas manquer c'est Barthélémy Diaz qui parle siège APR ba la tàmbalee di ñuy expliquer nan la gaa yi def ba mën koo tabax ak it njublam gi nga xam ne def nañ ko ci littoral bi xam man littoral bi man li ma wax gaa yi rek ma ci wax ba sori parce que man li ma ci waroon def naa ko et je remercie la famille mooy lan liñ ci waroon xam nga ñun en tant que journaliste mooy dem wàcc sur le terrain filmer joxe ko boobu bon ko defee ba pare nag tax na lu bari juddu su ma ne tax na lu bari juddu mooy nit ñi nga xam ne gis nañ ko choqué wu nañ parce que gis ñu ko woon sàcc yi fa tabax ay janaxu dàmb lañ janaxu dàmb maanaam boo jaaree ci kaw corniche bi doo leen gis waaye ci suuf ña nga fa bàyyi leen malet bi ñuy nuyu waaye suñu yaay umu yattu jàllo ñu ngi koy nuyu di ko nuyu bu baax a baax am na tamit liggéey boo xam ne ñu ngi koy waaj ci yeneeni gox yoo xam ne tamit ay sàcc fa am ñu ngi koy nuyu am benn mbir bu ñuy lijjanti ndekete xam nga OFNAC moom mooy lijjanti lépp lu lëj fii xam ngeen OFNAC dafa doy waar dama bëgg bés boo leen xamul kan moom kër gi OFNAC luy xam nga OFNAC Lamine Gueye la lekkoon soo xoolee cible OFNAC dafa mën bët am bët Macky Sall na leen seen bët bi ngeen def ko fii ci Lamine Gueye bi di tiital nit ñi ko fi romb wax leen ba ñëw dugg ci ruq cité kër góor gi fii ñu ngi fii ci ruq bi kër googu ñu luwe kër gi ñu luwe fii saa su ne bañ ko doon tabax dafa am benn oto Mercedes bu doon ñu guddi di ko xool affaire bu doy waar c'est extraordinaire dans ce pays xam nañ ne jël nañ ay mesures yu bees yeneen mesures yooyu niñ ci dellu si waaye daal rendez-vous à ne pas manquer ni rater c'est Barthélémy malet bi moom nee naa leen interview exclusive ngeen ci am ki ko randal ndox mu jël tey di ngeen dégg ay son yu baree bari parce que xam nga dañoo diggoon fii une république sobre et vertueuse mi ngi dem ci wàllu éthique nag bokkul
ñoo xam ne transhumé rek mooy seen liggéey éthique bokkul ak loolu te ñu gis ko fii ci réew mi dina bokk ci poñ bu ñuy waxtaanee dañuy waxtaanee tamit rupture de confiance bi am à l'heure actuelle entre la population sénégalaise ak ñi koy jiite xam nga Mali gi toj fi mu nekk nii dem leen ngeen xool image Mali dañuy ñoom exiger démission IBK xam nga ñun sax Sénégal amuñu culture boobu on laisse le président faire son mandat après buñ koy sanctionner ko mais ñoom ñu ngi koy exiger à l'heure actuelle génn nag ci ful boo xam ne toll nu mu war a toll ban jàngat lañ war a mën a def ci manifestation yi xam nga ñoom tey ba xëy yëpp ñu ngi wax ne oui nous n'avons pas reculé à cause des manifestations avec yooyu ndax yàlla xaalis bi nga xam ne jënd nañ ko ci matériel de répression ngeen génne ko enrichir ay nit ci marché entre gendarmerie armée ci matériel de répression enrichir ay nit xam nga léegi arrogance ak ma tay lañuy demee ak ñun kon té di ngeen dégg lu bari mais damay ñëw ci situation sanitaire bi ni ngi def tay 1700 tests am 134 positifs 100 cas 104 cas contact 30 transmissions communautaires 114 patients hospitalisés guéris 15 cas graves 134 cas positifs ci kaddu Abdoulaye Diouf Sarr néna yegg nañ ci pic bi kon normalement la courbe dafa war di wacc bo yeggé ci pic c'est descendante courbe day ascendante après descendante so déggé scientifique ñu ko wé la formule cloche lolu lañ am mais nak 134 positifs lañu am 104 cas contact 30 transmission communautaire lolu lañu am tay bo ba légui bu ñuy xayma néna 4155 cas lañ fi déclaré positif 2276 guéris 45 décédés 1833 sous traitement loolu lañu wax waye xam nga yalla baxé nañu won ñu doon alerte bu baaxa baax gis nga yi xew ni manifestation yi bettu ñu dajun la femme yeen waru len bet non waru len bet yeen ngi fatlikou pour mo fatali len na waru len bet parce que jafé jafé yu askan mi doon dund ndax confinement bi joxon nañ leen ci ay preuve yu bare te bama ko joxé xaaral ma tek limay tek ngeen déglu ko doon alerte ca boba Dakar Matin. Assalamu alaykum ma ngi nuyu ñepp di leen ziar di leen bal ak di leen balu ak ma ngi fi dëkk Touba di wax nak situation dëkk bi fim tollu cri de cœur la ñaxtu la joytu la bu njabot ku yor njabot dëkk ak ay nit dëkk ci dëkk bi yàgg dugg ci dëkk bi am luma xam ci lo xew ci dëkk bi dëgg la li ñuy wax coronavirus amna waye nit ñi ñu ngi loru te corona loru leen surtout fi Touba limu gëna metti tay dama dem marché gis ñuy gaddu seen ay pan ay goor ay bayfal di yalwaan pour togal ay nit ñoo xamanteni ni ci sa jaani sun ngoone dañuy wor ba ngoon jot duñu am lañu ndogo ñu gaddu seen pan di leen yalwaanal suñ démé togg ku ne ñew indi sa bool yu ci bëlla ma xeyati dem marché Daaru Manaan bi
gis jeeg bu diri desu saaku ceebam ñëw si boutique bi di ko jaay borom boutique bi mu may dégg ñëw ci boutique bi di ko jaay lan pour mën a ndugg su kilo ceeb doon jar 325 ñu di ko fay 225 ñaata kilo lay jaay pour mën a ndugg lu mu toggalee njabootam ka diri saaku ceebam jaay est ce que bu subaa dina am lu mu toggalee njabootam nit ñi di woor ba ngoon duñ mën a ndog heure boo tëjee sa buntu nit ñoo fëgg la dama yelwaan lu ma ndogoo bi ci topp ñaari jigéen yoo xam ne ay wujju lañ ñu ànd kenn ki nee na daa amee tension ñuy wër ni dañuy wër fóot mënta fóot sax de waaye nee na daa ndax jëkkëram dafa ABC mënul liggéey ñu àndi wër fóot amuñu ñuy yalwaan fii ci Touba nga xam ne temps normal ay baay peel dañ doon ñëw di dugg wër gàddu seen peel di wër ku ñu gasal di wër borom ku leen gasloo foos di wër ku leen tibbuloo mbalit ba midi 1h amuñu ko ñu dugg ci kër yi di yalwaan confinement bi tax kenn nag ñemewul génn kenn ñemeetul a génne li nga yor kenn liggéey lootul tëyër yi ñawatunu boo demee ñu ngi toog di waxtaan kenn gaslootul kenn liggéey lootul fii Touba laa wax fii nit ñaa ngi sonn ndogu jot borom kër mu amul lu mu ndogoo boo nekkee jaboot boo defee bisaab lu bon bon di ko suukaree kilo suukar mu jafe la ku nekk xam na ne ku woor ba ngoon da ngay am hypoglycémie amoo loo suukaree bisaab boo naan yow ak sa njaboot amoo loo toggee woor ba ngoon ngay togg ceebu keccax damay toog ba midi 1h ma dem marché gis nit ñi di dund lu metti ñëpp di dund lu metti confinement nangu nañ ko parce que lu fiy jëlee virus bi nangu nañ ko waaye ci kaw lan ana ceeb bi nekkoon port nañu ko génne nañu dimbalante bu ñu génnee benn ndimbal di ko jox état nañu dimbalante ci suñ biir dëkk bi ku tane sa morom ak dëkk bu nekk bu dul Touba bu nekk ku tane sa morom na nga jël sa dund sa la ngay séddale nga séddale ko ca gox ba ñi waroon a dem màkk ren jof def ay millions nañu génne li ñu waroon a demee màkk ñu séddale ko waa gox bi ku tëjoo waare sa ñaari saako ceeb ak sa ñaari bidon dëwlin ak sa enveloppe 50,000 di nga mën a confiné weer wala ñaari weer toog xaar yàlla waaye saako bu ca dara newul du taxaw rawatina weeru koor bi audio bi nag xol moo ko def xol moo koy wax su ëllëgee vidéo lay doon ñu dugg ci dëkk bi xool nit ñi ni ñu sonne am ñoo xam ne amuñu wanag bu ñu gaan bu ñu demee toilette fii lu matul 2 kilomètres ak yeneen dëkk yépp laay waxal xam ne fi ma nekk laa gën a xam mais ndegam fii moo ko mel waxuma laa yeneen dëkk nit ñi sonn nañ ñi war a wax nañu wax kilifa yi nañu wax sëriñ yi lañu wax bu sa affaire baax nga ne affaire baax ñëpp baax nañ tëdd sa clim sa frigo baa fees nga génn yéegi sa oto bu am clim nga defe ni kenn sonn nit ñi dañoo sonn ba jaay seen ngor moo ci des ngir yàlla war rasuli jëm Sëñ Tuubaa nañu dimbali nit ñi Macky Sall ñi fi toogal Macky Sall Matar Diop Cissé Lo monsieur le maire monsieur le préfet monsieur le sous-préfet ngir yàlla génn leen à 2 kilomètres ci dëkk bi ngeen xool li fi xew ñoo xam ne dañuy toog fukki fan ak juróom duñu teg cin ñoo xam ne dañuy toog ñaari fan duñu teg cin ñoo xam ne mbaxal la ñuy dunde ñi sombi yor seen jaboot yi seen jëkkër yi feebar ñi seen jëkkër yi ay bàyyi peel lañ woon ñi seen jëkkër sareetu mbaam lañ yor fu ñu jaar ñu tekki leen waaye saako bu ca dara newul lu taxaw ngir yàlla warasul lañu dimbali jaar ñi sonn nañu te lii su gënee jëm kanam covid bi dina gën a yokk ndax ku tëju waalewul dara doo tëju nañu dimbali te yàlla rek tax ku ci mën a jàpp na ñëpp génn def ay audio jigéen ñi yéen ñi xam li xew ci dëkk bi di sonn di dem ci marché yi génne def ay audio def ay vidéo ba ñu xam li xew ci réew mi. Dakar Matin. xam nga ba ñu defee audio bi teg ko liñ ci jublu woon mooy sensibiliser parce que da ngay dindi rek turu Touba bi Sénégal gi yépp ñoo mel noonu te ndaw si ba mu koy wax am na ñu bëri ñoo xam ne gàtt xel mun ta wees wala sa nopp du dégg doo jóg nopp bu baax bi nga bëggoon jël mbir mi di ko yóbbu ci wàllu tarixa di wax ne waa Touba ñun sonn ñu ma ne ko Dakar sax dañoo sonn te Dakar mooy première ville du Sénégal ndaw si ba muy lancé cri de cœur bi bañ koy teg xam luñ ci jublu woon kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo def revue des troupes ceeb ca port ba ceeb bi yegsi dem fa mu war a dem boo xoolee bu baax a baax loolu lañ ci jublu woon
mais ñi nga xam ne seen gis-gis dañoo bëggoon yóbbu mbir mi ci wàllu tarixa xam nga Touba la may problème dafa bëri sancaan am na benn ndaw su jigéen suma woo di wax ma ne ko yow bu ñu àndoon Touba këru kilifa diine bu ñu mësa buñ dugg man la ñuy gën a teral ci yow parce que lu dem màggal Touba 2STV dama ngeen seetaan ko lu ma deful ci màggal Touba ak leneen ak leneen ak leneen kon bañ koy wax lenn moo taxoon mu jóg mooy fexe ba ñi war a dégg message bi mais boobu dañoo taxoon dégluwun message bi lu mu jur Touba moo njëkk a génn manifester am na wala amul pourtant am na ñu mu doon wax de woy ma ne ko popp ngi nag Tiwaawan nag fépp ci bokk yam féppay métti Sénégal feebaru mag moo ñu daal Ndakaaru njaay gi dafa métti torop parce que am na ñoo xam ne jomboon nañ ñaan bu demee ba ñaan la rek jàppal na dañoo sës kon sensibilisation ak artu parce que dama yàgg wax samay chronique la laa ci den wax ku artuwul yeggale leen ko la famille ku artuwul yeggale leen ko duma ko yeggale boo leen ko bindee di yeggale ko maa ku artuwul yeggale leen ko waaw dëgg la di nga àtte Maxtaar Arona Xadi noonu la loolu laa yàgg a wax ku artuwul di nga àtte nag mooy àtte bëri na façon xale yi génn nañ manifester transporteurs yi taal nañ kii moo wax leen foofu ne leen kenn rek maa ngi toogoon boobu seen TV ne kenn moo mën a yëkkati kàddoom mbir yi dakk Touba muy sëñ Mountakha moo njëkk yëkkati 200 millions jox ko nguuru Sénégal man da su ma ko jege woon di ko xelal sax dama koy wax ne ko sëñ bi Mbàkke maam 200 millions yi bu ko jox nguuru Sénégal parce que mën nañ ko sax luubal mais jëlal 200 millions yooyu nga xool noo koy tasee ci biir Touba ndax am ngeen kuréel gu am doole lool Touba ca kanam gis naa leen ñuy def ay action yu positive yu baax lool trop ñuy jaare leen fii di leen gërëm di leen sant man su ma nekkoon sëñ Mountakha sama dërëm duma ko jox nguur gi damay jël sama 200 millions yooyu xool nu may jëlee Touba sa kanam fexe ba jàppale leen naam mi ngi koy def ay 200 millions yooyu su nekkoon may moom fërëx c'est parce que xam nga ñoom ci seen marché yi beneen imam wax dëgg yu am solo dafay baax parce que yaa ngi dégg ñuy wax ne bëgg nañ kilifa diine yi wax bëgg nañ nit ñi wax yàgg naa leen wax fii man de damay wax ne sëñ Mountakha de sama maam ju baax jooju may fàttaliku ci ayam bu njëkk mu dalaloon ma ca résidence ba ma fekkee ñu jullandoo takkusaan dem mu ñaanal ñu kon man da su nekkoon maay moom sama xaalis boobu du dugg duma ko jox état damay wax ne yor naa 200 millions mais état dafa war a dimbali ma dem jël Touba ca kanam wala jël isbul tarxayi la jox leen ko ñu dem jënd ay ceeb wër dund jënd lépp lu ñu war a def sëñ bi alalu sëñ bi waaye nag ma leen wax de alalu sëñ bi ku ko lubal ku ne def naa di nga bëri problème gis nga ba mu génnee wax le mbiri dàkk beneen bi sëñ bi du jógul ci dimbali loolu ñëpp a ko xam jógul ci dimbali ñëpp a ko xam waaye 200 millions yu mu yëkkati jox état bi mbaa dina dugg fu mu war a dugg c'est important ñu déglu
kilifa gi yàgg naa def ay waxtaan yu am solo mais bii buñ ci duggee rek ngeen xam lu tax mu dugal ko. Dakar Matin. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. mbokk yi ñu ñëwaat ak yéen ci wenn waxtaan wu gàtt rek jëm ci réew mi ñu bokk ak diine ji ñu bokk ak valeur yi ñu bokk tey nag ñu bëgg a waxtaan ak yéen ci xew-xew yi nga xam ni ñoo fi xew ci réew mi ci fan yu gàtt nga xam ni suñu toppee information yi te muy ñu wér mel na sax bakkan daanu na ci bakkan rot na ci muy ay xew-xew yoo xam ni gis ngeen ko ci Touba gis ngeen ko ci Tivaouane lu ñu wane ci internet. Diourbel ma nga yëngu Thiès ñi ngi yëngu Touba noonu Ndiassane ñi ngi yëngal kon ñëpp ci réew mi gis nañu yooyu nga xam ne mi ngi xew lan la ay mouvement d'humeur la tudd mooy ay nit ñoo xam ne ñi dañuy dem ba sës ci benn mbir tàmbali di wane seen bopp li ko indi mooy ay nit ñoo xam ne ñi la nga xam ne moom lañ doon dundee da ngaa dox sa digganteeg ñoom jotatuñ ci ndax ñi ci ëpp kat defe naa ne mooy chauffeur yi nga xam ne ñi ñoom ñoo nekk ci ay situation waa Cap Skirring ñoom ndox mi ñuy naan dong la ñuy laaj defe naa ne ba coow loolu jur ko milliards yi ñu fi waxoon tonne ceeb yi nga xam ne moom la président de la république taxaw ca kanamam photo wu donte loolu comp la ci li nga xam ne moom la réew mi soxla waaw loola anamu booba ba léegi dégg ngeen ministre bi nga xam ne moom la dénk séddale gi nee na am nañ ci ay jafe-jafe yan jafe-jafe ngeen dégg ci coow lu rëy dégg ci yeneen ci ay ci camion yi nga xam ne ñoom ñoo ko war a yóbbu loola fi mu ne nii ba tey waxaguñ ci lenn lu leer nga xam ni néew na wala boog sañ naa ko wax ni benn citoyen du la ne diri naa sama saaku ceeb dugal sama biir kër waaye nit ki boo koy jox ay fukki kilo ceeb 5 litre diwlin yooyu kenn xamul lan lay nuru cim réew nguur nag bu fekkee ne day dem bay jànkonteeg nag peuple buy yëngatu pour lan parce que dañ leen xañ seen ya ak seen yelleef loolu déjà néew dooleeg nguur lay daal di doon ñu tëbee ci loolu ñuy wax ci waxu dellu ci école yi nit ñi di wax naan leen mënta nekk nit ñuy wax di leen wax xalaat di leen wax yeneen feem di leen wax ay pexe ñu jël yooyu yépp xëpp ci suuf nekk ci li leen nekk moom mi nga xam ne mooy njiitu réew mi di déglu ay nit ñoo xam ne ñii ngeen baal ma ci kàddu yi tekkiwuñu dara seeni intérêt dong la ñuy lijjanti ñii ngi wut ay poste ñii ngi wut lu leen avancé di wax loo xam ne bokkul ak li nekk ci terrain bi réalité yi ay naafeq nag lañu ay nit ñoo xam ne maîtriser wuñu sax dossier retour école bi loolu mu leen di déglu loolu mooy pouvoir boo xam ne bi dafay tàmbalee di néew doole lii nga xam ne moom la Machiavel doon wax un dirigeant inefficace ne peut pas se maintenir au pouvoir son autorité sera vaincue par différents pouvoirs antagonistes loolu mooy waxi Machiavel nee na njiit loo xam ne li dafa ñàkk kattan ñàkk njox nee na mënta sax ci pouvoir am ndax dafa am autorité maanaam sañ-sañam ak kàddoom day dem ba mujj yeneeni sañ-sañ ak yeneeni kàddu ñoo koy ëpp doole loolu mooy ajjuma jooju ngeen fi déggoon ñu ne dañuy julli ji par force mu mel na ku leen ne yalaxu mënulatuma leen dara li ko indi mooy moom moo jëkk a saxal 2 poids 2 mesures ñii mu bàyyi leen ñu julli ña ca des mu tere leen loola di dem ba ña ca des fippu réew ku koy indi ci lii yow xam nga ne jaarale woo ko ci yoon wi mu war a jaar citoyen yi nag ñoom xamuñu ni ndeke yow lii ñuy tudde nguur du nguur baatu mbindaan boobu ñuy wax ñoom dëgg-dëgg moom lañ ndax yow yaa leen bëgg liggéeyloo jël ay ñaq yi nga xam ne ñoo jógee ci sa wërsëg dajalaatu ko ba mu duun lool ñu jox leen ko fas yéene leen liggéeyloo am yu ñu leen sant ci ñaq woowu ne leen defar leen ñu ay tëbi defar leen ñu ay école defar leen ñu ay hôpital wutal leen ñu sapeur pompier wutal leen ñu lu ñu aar loolu lépp ngeen jox leen ko pour ñu defar ko ñoom ñu ne déedéet jox leen ñu rek ñu dajale ñun di ko siime suñu cere moom ñaqu baadolo nee ñu mooy si cere bu nga xam ne yow da ngay àgg ba ci gëm ne lii ñu yor ñoom ñoo ko moom luñ la defal nga naan merci la Gëllawaar doon wax merci mais nit ki boo àggee ba ci sa ñaq wi nga dajale jox ko nit gëmatuloo ne loola lu la lew la bu yëkkatee saaku ceeb may la nga sant ko bu jëlee 5000 francs jox la nga woteel ko mais yow say wax jaratu la wax parce que nag am na loo xam ne lii bokkul ci nit ak doomu aadama droit yi nga am yelleef yi nga am soo demee ba nga xam ne yow xamatuloo ko encore musiba naaru laay la te nag ñoom ñi nga xam ne ñoom nga dénk ñoom am na jëf ak wax yu ñuy jëf yoo xam ne da ngay xam ne kii wan na la ne mënatul ndax boo ko nee masalan tabaxal ma ay hôpital
tabaxal ma ay école defal ma ay université loola defu ko ba moom su feebaree faju ci beneen hôpital bu ne ci bitim réew ak frais ya mu àndal bu doomam feebaree mu faju ko ca bu jabaram feebaree mu faju ko ca ñoom ci seen biir ku feebar ñu yóbbu la fa nga faju kon kooku won na la ne la moom li nga ko santoon mënu ko école yi lañu fi nekkoon li fi tubaab yi bàyyi woon ca indépendance ñoom ñëpp raaf nañu ba raaf di màbb di daanu yeneen yi ci des amuñu dara lu tax ñu koy mën a tudde école abri provisoire mooy xontaan yooyu ngay gis ñu koy def ci ginnaaw école bi ne tudde ko place kon kooku won na la ne le moom loolu nga ko santoon mënu ko defu ko waaw ku mel noonu nag lan moo la ca war da nga war a nangu li nga ko joxoon ndax nee na la moom mënu ndax seeni doom ña ngay jàng ci école tubaab ya seeni doom ña ngay jàng ci lycée tubaab ya seen ñoom bu ñu feebaree faju ji kon war ngeen a xam ne ñi li ngeen leen santoon jaaduwul demul bay jaadu defuñu liñ leen santoon ci li nga xam ne moom ngeen leen joxoon ci seen ñàkk dajale ko jox leen ko ni leen defal leen ma ko ci waaye nag loolu lu normal la ci réew moo xam ne nit ñi duñu jëfandikoo seen xel réew moo xam ne nit ñi duñu jëfandikoo seen xel mooy ñoo xam ne ñi loo leen mosal mu doy leen di dund baadoolo nga xam ne li ngay lijjanti mooy lu ma lekk ak lu ma naan te doo ko lijjanti ngor loolu su amee day normal waaye dina normal tam ci réew moo xam ne nii bu Senghor dellu si waatoon danaan lii lu mu doon ay nit ñoo xam ne ñi kenn xamul façon nit yan la ñu leen di def ay ministre ay directeur ay kifin pour lan parce que ba ñuy politique yàlla ba ngay politique ñoo la jàppale loolu moo fi nekk kenn ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci nguur yi daanaka amul mérité wul place ba nga ko jox du ci diplôme du ci jikko du ci juddu du ci xam-xam du ci dara ci lu war a tax moo tax kon bërëb dafa ñuul moo fay ñàkk bu ko defee daal mbokk yi ñu delluwaat yeewu gën a yeewoowaat daal te xam ne ñun ñii ñoom moom suñu ñi ñu ko dénk bu fekkee ne mënuñu cee defal li ñu bëgg ñu delloo ñu ko ci njëkk ak yiw ak teraanga asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu xam nga wax mënul gën a leer li coronavirus dafa summi ba ne dung les a mis à nu sur leur carence leur incompétence mais sur leur carence et leur incompétence ama mi ngi wax ne falinu Macky Sall ama doon ministre ci Macky Sall cartable golo la gar bo dem fekk ko fa doon ministre ci nguuru Macky Sall cartable golo la garab bo dem fekk ko fa la wax da ngay dem ba sax yow ñun journalistes yi il nous est difficile de savoir qui ministère la dénomination bi lan la xolal ci digënté bañuy tuddu corona ak ñëw ak légui tâtonnement bi fi am mu dem ba nga xamné xam lu am rupture de confiance entre le gouvernement et les populations bo génné sax résultat di wax ñu né est-ce que dëgg la ñi né mom ñi mom sen wax rido may ga nak kenn du ci wëru ku ci wëru daan ñuy tatoné tay bi décision suba bébé décision boko xaré pour mu jël bi décision mu jëlat benen décision nga dem ci bané taxaw nit ñi fébar nga fogg na famille la génné ciép génné diwli né lu né dang koy joxé jox ko sa goro koku wara timit koku dem ba reconnaître mom né am nan ay problème yu sérieux ci walu distribution bi la lu lan moy problème sérieux dañ ko wax problème sérieux xam nañ ko dugal nañ corona business ci mbir bi jox nit ñi nga xamne mënu ñoo ravitailler normalement li nga xamne mo lañ soxla won affaire yi cang légui tax da ngay gis boy di wax nañu wax kan mo gis kan ko gis kan mo gis kan ñu dugal saako ci kërëm corona business dugg ci ñom sénégalais ya ngi dé son lot febar bi metti ci ñom nga na len do len liggéey tok len fi dina mobiliser 68 milliards tok ci table
ak say copain ak say coquin ngeen séddoo ko kii jël lii kii jël lii kii jël da ngay gis kenn koo xam ne 3 sociétés day am ay marché nga ñëw taxaw ngay dégg ñu ne woy ki mettre nañ ko en demeure te yow yaa wax xamul logique dafa am yow yaa ne balaa maa jox kenn day def déclaration sur l'honneur maanaam day wax ne man am naa ko mën naa ko soo ma ko defee ci waxtu wi dinaa ko def ngeen prouver mooy déclaration sur l'honneur nga ne kooku day def déclaration sur l'honneur wëlbatiku ci biir déclaration sur l'honneur boobu nga ne ñu ngi koy jox maître ni ngi koy def mise en demeure xam nga mooy la waroon nga ko def defoo ko amul logique déclaration sur l'honneur mooy kooku nga ko jox mën na ko te dina ko def ngeen jël ay nit ñoo xam ne xam nga damay wax ne des fois xam nga su may wax seen manque d'intelligence tamit foofu la avec toute modestie requise parce que fi Sénégal xam nañ fi kër moo fi mën nit ceeb xam nañ nit boo ko joxee lu mu attanu léegi lañ may wax sama benn xarit mi ngi wax na ma benn copain dañ ko woo pour mu jaay gaay ay diwliñ te loolu yëpp nekk dil boo xam ne nee naa président Macky Sall na woo famem woo belle famem ñu toog ñu waxtaan seen biir neen tëju Mermoz xool qu'est-ce qui s'est réellement passé parce que man c'est un aveu que Mansour Faye mi nga xam ne moom lañ ko dénk mu taxaw wax ñëpp di ko dégg mu ne c'est vrai nous reconnaissons que nous avons des difficultés dans la distribution difficulté lan moo ko waral da ngeen amul ceeb bi da ngeen amul suukar si da ngeen amul diwliñ bi da ngeen amul pat bi wala loolu yëpp boo leen ko amee da ngeen amul camion yu ko mënut a yóbbu xam nga y a trop de mais loolu nga tëj nag population bi ne leen toog leen bu kenn génn man dinaa def lii nga dem port ñu foog ne da ngay dox ci ceeb bu mel ni kuy def revue des troupes 4 avril nga def revue des ceeb kon dañuy dem ba nga xam ne da ngay jëkk ba si yàgg Sénégalais yi moom bi nébuleuse d'abord fay tey ci maladie bi buñ doon wax xam nga bañ doon wax dañuy wax rek pour Sénégal dara taxutoon ceeb bi dañ ko luyewoon moom la gaay di wax wala luyewoon ko luñ ci xam mais c'est extraordinaire nga ñëw dund bi nga leen digoon gisuñu ko feebar bi doon jël escalier léegi jël ascenseur ba nga tàmbalee di réquisitionner ay hôtel ñu ne la déet seetal beneen pexe mënatoo ko mu nekk ay mbir yu doy waar yoo xam ne est-ce que loolu sénégalais yi di ngeen dem ba wekk ñi lay jiite parce que nag xam nga jiite nit ki dafa am ay mbir leader dafa am mbir yuñ koy laaj kàddoom warul nekk rido maanaam bu ne dinaa waru cee dañ ay di wax muy dañ tey suba boo toogee sax di wax sénégalais ne xaaral ma na xool lan la may def 1000 milliards force covid 19 loolu lañ wax gaay yi di laajte fan la 1000 milliards yi jaar ba tey ñu ne woy te am na 200 milliards yoo xam ne dañ ko jox entreprise bu ñëwee baax na mais daj na wala dajul parce que dinaa leen expliquer lu tax ay vertu ay transhumance garaawut fi dinaa leen expliquer lu tax ci kanam tuuti loolu benn pàcc la chaque jour nga dégg ñu wax la leen wax la loo xam ne
day worok la am tay ji ñi nekk ci biir waxuma Dakar mom dañoo sonn lot bu Dakar sonné lot rawatina ñi nga xamne ñom ñoo nekk ci biir àll bi ci yeneen réew yi dëkk-dëkkaat yi nga dem bay laaj ne waaw man kàddu kii lan laa ci mën a jàpp xam nga dañuy wax ne il faut apprendre à vivre avec le virus ñun est-ce que immuniser wuñ parce que nag xam nga lu tax may wax loolu xam nga grand Madiambal Diagne da ko affiché carrément ci jàppale nguur Macky Sall revendiquer ko assumer ko bu demee moom ba bind ne bind la pandémie a mis à nu des tares et des situations d'incompétence qu'on pouvait difficilement soupçonner de la part de nombreux ministres et de leurs collaborateurs. Il s'y ajoute de réels cas d'une malgouvernance outrageante. xam ma jambal kenn mënu ko comme ñun kenn mënuñu ko wax comme ñun ni ñuy wax ay en ak yooyu mën a ñun nobantewul bay en amul amu fi bay en ni ko kilifa gi waxee léegi kilifa gi lim ko waxee dafa leer nañ nee na locataire lañ dañ ñoo war a liggéey point barre loolu lañ séq ak ñoom mais bu ñu demee ba ma jàmbal bindal ci xalimam ne la pandémie a mis à nu des tares et des situations d'incompétence qu'on pouvait difficilement soupçonner de la part de nombreux ministres et de leurs collaborateurs. Il s'y ajoute de réels cas d'une malgouvernance outrageante. moko wax te mom il revendique son soutien inconditionnel au régime du président Macky Sall ma lire ko article bu pertinent bu mu def non won ma ministre bu nek ay taram lim wax ci nasaran neena mbass mi nga xamne dugg na ci réewum Sénégal woné na ak télé ak matidi go xamné xel mënu ko won njort ci ay ministre ba seeni collaborateur néna mbass mi woné na lool néna mbass mi woné na timit luubal ak sacc go xamné boko xamé sa xol day jeex dégg ngeen li mo néna mbass mi bam ñëwé ba tay ji dugg ak niko gouvernement bi gérer def leen summi ba nu dung mu wone sen télé sen matadi ak sen ñaka mën bo xamné xel mënu suko won njort bu na amuton mbass mu toll ni waxu ñu sax collaborateur yi dem na ba ci ministre yi té né lu gëna méttéti modi mal gouvernance yorin bu bon bu yes bo xamne boko joté sa xol day jeex moy corona business bima yagga wax amna kuma ci yokal sax dama na len coronavirus dafa am corona politique am corona business benen gaay na mo corona bêtise am quatrième bi moy corona bêtise amna kuma ko wax barki dem j'ai lu l'article de Madiambal mo wax li mais lool nak dafa wara tax ñun sénégalais ñu xolaat suñu bop xolaat suñu taxaway
xamul tax may wax loolu dañ dem déglu ji Serigne Moustapha Sy lam waxoon Dakar Matin di wax ni li gor di wéy yàlla bu ko say xam Serigne Babacar Sy ni yàlla bu ko gor ni moom xam ñu ni ko lu tax mu ni dafa pare lu gor di wéyee say tegu ko waaye gor moom moo ko teg li gor di wéyee yàlla bu ko say xam Serigne Babacar Sy ni yàlla bu ko gor ni moom xam ñu ni ko lu tax mu ni dafa pare lu gor di wéyee say tegu ko waaye gor ni moom moo ko teg Dakar Matin dégg ngeen wax ci wolof xam nga day wax xam nga des fois dégg ma la wax ne da nga dégg waxi wolof comme li ñuy wax sàcc ndënd yomb na waaye am foo ko tëggee moo jafe ma ne leen déedéet ñii dañuy sàcc ndënd dem sa penc ma teg ndënd nga ne déet waaye borom ndënd li di leen xool ñuy tëgg ndënd bi xeetu tëggin bu ne wala yàlla mooy def tëgg googu du saf neex du saf naqadi ba da ngay mujj ñeñ ndax dañ lay jéppi parce que tey ñu fi dil ñëpp ci corona business bi xam nañ leen luñ fi mën a def di ngan romb ñu ne waxu yow ci sàcc yi nga xam ne yaa ngi teddee ci corona business bi mu ne lu góor di wéyee yàlla bu ko saay-saay ki bon ki xam mu ne déedéet lu góor di wéyee yàlla bu ko moroomu gorom yëg parce que bari na loo xam ne mi ngi xew moroomu gorom moo ko teg keneen ci métit ci coono loolu xam lu muy indiwaat ban débat un débat sur les valeurs parce que li ma wax rek a ci nekk noonu ñu république sobre et vertueuse ñoom ñoo ñu ko wax de ku mu jot toj fi mu nekk nii kaaba gi Moussa Sy maire bu Parcelles Assainies Dakar Matin tax ñun waa Dakar Sénégal lañu bokk wala bokkul boo nekkul transhumant boo nanguwul ñëw joxe sa bopp ñu takk ci buum diri la ba pale ba nga gis le grand boss boo nekkul transhumant boo nanguwul ñëw joxe sa bopp ñu takk ci buum diri la ba pale ba nga gis le grand boss mu waxaal ak yow poste ministre wala sa premier ministre ah wala PCA wala DG PCA wala DG PCA wala DG yéen a ngi dégg ni ba muy wax li maa ngi taxaw xam nga lii fan la ko waxee woon mooy coow li ba mu mel ci place de l'indépendance mooy Khalifa Sall na da koy tabax Diène Farba Sarr na du ko tabax fii la waxee woon wax ji nee na ñoom du mës a transhumé lu mu metti jour boobu da daan wax ba ma ne dama ragaloon sax Moussa Sy daan duñu mës a transhumé duñu mës a def lii duñu mës a def lu mar lu mer wax ci xaar li moom Dakar Matin tax ñun waa Dakar Sénégal lañu bokk wala bokkul boo nekkul transhumant boo nanguwul ñëw joxe sa bopp ñu takk ci buum diri la ba pale ba nga gis le grand boss boo nekkul transhumant boo nanguwul ñëw joxe sa bopp ñu takk ci buum diri la ba pale ba nga gis le grand boss mu waxaal ak yow poste ministre wala sa premier ministre ah wala PCA wala DG PCA wala DG PCA wala DG Dakar PCA wala DG PCA port lañ ko nommé xam nga li ba ma ko jotee dama leen di lettali benn cas bu doy waar dama ree bay bëgg a dee parce que ay cadre APR dañ ma woo ba leen sama yoon lewu ci yéen i neen la yéen magi wegu leen faalewu leen faalewu leen wegu leen toppatoowu leen parce que
yéen mi ngi leen na fi ñukk ne yàq bu naqat dem jëli ñeneen yi nga xam ne dañ ko musa fekk ñooñu la jël fal kon yéen seen problème la kon respecté wu leen tegu leen dara réglé leen seen bopp seen biir mais man nag lii duma bett parce que wax naa la xam nga kilifa bu nekkee ne bu waxee nga topp ko suñu maam Abdullah Hat Mbàkke dafa na góor pire la dénkee kàddu ren déwén kàddu gu méngoo jàppal góor pire ngo jàppal góor pire ngo président Macky Sall bam ñuy jaay gouvernance sobre et vertueuse déglu leen lu ñu waxoon fi je dois dire que l'éthique c'est une exigence pour tout le monde et nous travaillons absolument sur ce credo puisque nous pensons qu'on peut faire de la politique en étant éthique en vivant des valeurs de dignité et en respectant sa parole parce que pourquoi voulez-vous que la politique ne soit pas un milieu où il y aurait de l'éthique? À chaque fois qu'on dit, on se dédie. Finalement, comment on peut vous faire confiance? La politique, c'est d'abord le respect aussi de la parole donnée. On peut l'arroger, la parole, on peut faire de la rhétorique comme on veut, tourner des formules, mais il faut que l'essence, quand même, reste le respect de la parole donnée. Sinon, c'est pas la peine. Je dois dire que l'éthique, c'est une exigence pour tout le monde. Et nous travaillons absolument sur ce credo, puisque nous pensons qu'on peut faire de la politique en étant éthique, en vivant des valeurs de dignité et en respectant sa parole. Parce que pourquoi voulez-vous que la politique ne soit pas un milieu où il y aurait de l'éthique? À chaque fois qu'on dit, on se dédie. Finalement, comment on peut vous faire confiance? La politique, c'est d'abord le respect aussi de la parole donnée. On peut l'arroger, la parole, on peut faire de la rhétorique comme on veut, tourner des formules, mais il faut que l'essence, quand même, reste le respect de la parole donnée. Sinon, c'est pas la peine. bii ni nga ko interviewé woon mu ne éthique dafa war a am ci politique maanaam nit bu joxee kàddoom nee na lu tax ñu war a xalaat na ci yeneen dimension yi éthique na ci am fii éthique du ci am ci politique moo ko waxoon de ngor moo ko waxoon de ngiroon xool di xaar respect de la parole donnée ñu laajaat ko ci wàllu transhumance amoon na ci gis-gis dès lors que les gens viennent avant la victoire, bon, c'est vrai que souvent on a tendance à dire les rats, lorsque les rats quittent le navire, c'est que le naufrage est imminent. Non, mais les gens qui viennent avant la victoire, qui vont se battre, c'est vrai qu'ils sont venus tardivement, mais bon, ils ont quand même de venir à la 25e heure, si vous voulez. Mais moi, je les respecte. Ce qui est par contre déplorable, c'est que les gens attendent que certains se battent et gagnent pour venir en plus les bousculer. Ça, c'est pas acceptable. Et nous, dans ce cas, la porte ne sera fermée. En tout cas, elle ne sera pas fermée, nous serons derrière, ils vont faire la queue, ils vont attendre le temps que cela nécessitera. Hein? Et ils feront aussi leur parcours en ce moment de combattants, mais dans les rangs. Mais on ne peut pas continuer à faire la transhumance telle qu'elle se pratique aujourd'hui, parce qu'il faut mettre de l'éthique dans tout ça. Il faut que les gens reviennent aux valeurs. Il faut qu'on revienne aux valeurs, c'est extrêmement important. Parce que nous ne pourrons pas changer politiquement notre pays si nous restons dans le boule-falais, là, le masla qui ne veut rien dire, chacun peut faire ce qu'il veut, mais après on ricane entre camarades et puis voilà, on se tape de l'épaule et c'est fini. Non. Mais ceux qui viennent aujourd'hui, ils sont les bienvenus. Ouais. Les rats, le navire, non, il faut que nous respections les transhumance. loolu yëpp la doon wax de kon dafa nekk loo xam ne xam nga lii la suñu imam bi doon wax
da ngay yow da koy déglu ba sa yaram daw sax da ngay sa yaram day nga ne wax est-ce que des fois mu déglu boppam parce que loolu c'est important xam nga mënoon naa nangu sax mu def li ñu almaktoom doon wax ci firaw na nu doon doxalee mais lii nag responsabilité peuple sénégalais parce que moom mi ngi ci ay calculu troisième mandat ci calcul yooyu lay nekk fi mu nekk nii di nasa ko nocc xam nga moom mi ngi wax ñi ngi wax ne way Amadou Ba peut-être que dina séparer wu ak moom peut-être Amadou Ba ma ngay wut na muy doolelee Moussa Sy ca Parcelles Assainies parce que Amadou Ba foofu lañ def base politique bañ ko yóbbu foofu lañ ko yóbbu donc ni ma ngi ci ay calcul politique yu sew sewaan ñu ci ay calcul yu sew sewaan yoo xam ne ñun ñi ngi talay confinement di dugg ci lii ak laa moom ma nga ca leneen comment bloquer celui-là su ma demee balaa ba ne ñu ne way Macky va faire un grand remaniement ministériel ma ne ko remaniement Macky Sall da jarul dóor sa doom parce que doon kilifa ki cartable golo la garab boo dem fekk ko fa sénégalais yi nag dama ne wax ci bu bëree rek jëf jee néew ñun dañuy jël suñu responsabilité wax li ñu war a wax xam nga bu doon def sax ni firaaw Dakar Matin. ndax firaaw nag mësul nangu mukk borom xam jël contact ak peuple bi moo tax ku ci ñëw rek mu dugal ci palais bi dafay ragal boo jëlee contact ak peuple bi yee leen te peuple bu yeewoo dootoo leen jëriñoo ndax dañuy xam lu ñu war a nangook lu ñu warul nangu waaw loolu tax mësu ko nangu ñépp ci biir la leen di dugal ci biir palais bi bu Macky doon jël borom xam-xam yi sax di leen dugal ci biir palais bi nee na firaaw na noonu la doon def mais boo xoolee suñu kujjee politique yi da ngay dem ba benn instant nga ne est-ce que nga posé wu question est-ce que feebar bi dalu leen Dakar Matin. am na loo xam ne bu ko nit waxee nit ki normal la tudd waaw man ko waxtaan ak benn médecin mu mel na tudd na ma sax baat ñu di ko waxee schizophrénie ma ne ko kër bi luñ koy bindee mu ni ma CH feebar la buy def ci yow ñaari jëmm mooy tax yenn yi li ngay wax ci suba du bokk ak li ngay wax ci midi waaw c'est pathologique kenn mënu ci dara am na benn c'est pathologique kenn mënu ci dara seet leen yéen ngeen xool rek seen bopp seen aqulaay taala ngeen dégg ñaata nit homme politique nga gis di mu wax la lii si suba si ngoon si mu wax la diamétralement lu opposé c'est extraordinaire jël nañ nag ay mesures déggaat naa sax ñu ne le 15 juin lañ bëgg waat ubbiwaat école loolu lañ wax dégg naa le 15 juin lañ bëgg ubbiwaat école on verra lan lay joxe waaye li am ba des ñu ñëpp ñu mën cee d'accord moo di jël nañ ay mesures dans une semaine on va évaluer mais le constat est là lii nga xam ne moo di feebar bi mu ngi jël ascenseur ci cadre Abdoulaye Diouf Sarr egg nañ pic bi kon normalement ko war a wàcc bu wàcc mooy lu ñu mais nag yàlla def na ne ñi ngi gis kilifa yi ni ñuy taxawee xam nga feebar yi boobu ñu soxla leader
ay kilifa yoo xam ne bu ñu taxee du wax ak yow doo tiit mais au contraire ils nous transfèrent leur peur de manière permanente mais maintenant on a ouvert toutes les portes il ne reste que dans une semaine ñu xool mesure yi lan la jur ak lu mu jur beneen bi moo di wax naa leen ne Barthélemy Dias dalal naa ko léegi ñu waxtaan wu am solo tey Barthélemy man dafa tàng ci kanam tuuti di ngeen ko gis seen site dakarmatin.com ndaxte loolu amoon na miñaan dalaloon naa ko tamit mu wax ñu ci wàllu faaru mamel bi ñoom ñoo def li nga xam ne moo di pétition bi ñoo fa demoon samedi xam nga yebaate mënul ay nee na mu fekk ay chinois de tabax foofu de chinois yi woo ay ouvrier sénégalais yi pour ñu xeex ak ñoom xam nga ñoom ñooy inconscience dëgg est-ce que mën nga tere nit léegi da ngay wàcc suuf si ñu ne non fi plage privée la sàcc yi parce que foofu mënu fa am këyit te man gëw ma nguur gi la ñuy wax boo leen dégloo nag xam nga fi nekk ni coow li bari na lool nga leen di déglu fu ne association des géologues jokkoo naa ñoom léegi téléphone du ñàkk ñu ànd fa def fa benn mbir waaye li am ba des ba jub kanam borom moo koy fajal boppam kon après naa leen bàyyi ngeen seetaan ki nga xam ne moo di Barthélemy Dias man duma def lu sant leen gërëm leen la famille di leen jox daje inshallah dimanche tribune libre ñu waxtaane wat réew mi yéen ngeen wax ci seen xalaat fi réew mi toll ak ban taxawaay lañ fas yéene am kon sant naa leen gërëm leen bu baax a baax kon ñu dem am na lu ma fàtte tey de waaw sunu slogan bi la famille Dakar Matin ki ñëpp gërëm mooy ki yi sagar yi ci mbedd mi ki yi sagar bi ci mbedd mi ñëpp ko bëgg ku ko romb rek ni ko loo diw ree di ndingaddu guro waaye góor piir ca fayda ja piir ca pexe ma piir ca am nga piir kenn du ko bëgg ki ñëpp gërëm mooy ki yi sagar yi ci mbedd mi ki yi sagar bi ci mbedd mi ñëpp ko bëgg ku ko romb rek ni ko loo diw ree di ndingaddu guro waaye góor piir ca fayda ja piir ca pexe ma piir ca am nga piir kenn du ko bëgg ñun nañu fas yéene doon ay góor piir gis naa ni jaay di partager mais nañuy fexe tamit ci groupe telegram bi buñ ciy dugal information na doon ay information yoo xam ne day am njariñ ñu mu jëm ci réew mi loolu dafa am solo kon ñu tàggatoo ba dimanche inshallah dimanche 20h inshallah yi di 20h rek pour permettre Sénégal suka nan leen jome manko Sénégal suka nan leen jome manko Sénégalais suka nanu leen jome manko nanu leen jome manko